reprendre. Voilà, Ibrahima Diop. Je suis venu pour voter. bi ma ñëwee xool nañ sama tur ñu la nekk te bi ñu ko defee législative bi dem naa ñëw naa fi voté wu ma bi ñëwee pour def révision kii yi liste yi dem naa réclamé ko ñu jël ma en compte bi ma ñëwaatee pour vérifier préfecture wax nañ ma effectivement sa tur mi ngi fi da nga voté école Ndiang Bamba bureau numéro 3 il se trouve que ñëw naa nee nañ ma léegi mënoo voté sa tur mi ngi fi voilà bien. Voilà, témoin TFM, donc des vidéos que vous pouvez nous envoyer via WhatsApp. Avant de rendre l'antenne à Semaine Tube et Pape Djibril Fall, un coup d'œil sur le site igfm.sn. À la une, nous avons Youssou N'Dour, le Sénégal ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc l'information qui continue sur IGFM. Vous avez la latitude d'y aller, de cliquer et de lire nos articles. Voilà, donc c'était tout pour ce rendez-vous. On se donne notre rendez-vous avant le début des dépouillements et on laisse l'antenne, on rend l'antenne plutôt à Semaine Tube et Pape Djibril Fall. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Merci pour toutes ces informations venues d'ici et d'ailleurs. Ñu dellu si waat rek ci suñu plateau demaat ci biir réew mi moo xam Ndakaaru la moo xam Thiès la Mbour Géej la Tamba la Kolda la wala boo Kaolack fekk fa suñuy ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ñu toppal xibaar yi nga xam ne moom mooy tukkee ci jongante njiitu réew mi atum 2019 24 février mu nekk tey bés bu mag ci taarixu Sénégal waaye nag bés boobule du nuy guleet ndax yeneen élection jaaroon na fi 63 jaar na fi defe naa ne 78 jaar na fi naka noonu 83 ba tey ñu ngi 2019 te defe naa ne naam am na ay jafe-jafe waaye ba tey wayu moom mu ngi sax ñu dem Parcelles fekk fa Coro Ma Ndiaye bu nekkee mu ngi ci bu mu jokkoo bi Coro. Astou. Aïcha bismillah. voilà Astou dañu demoon ci beneen centre bi nag moo di centre école unité 11. fii nag centre bi les particularités bi mooy tey ñu ngi wax ni 5303 inscrits ñoo amoon ci centre bi ba bi 14 heures di jot 2815 votants la ñu amoon mu di presque 53%. loolu nag di ay chiffres yu nga xamante ne jëlee nañu ko ci Khadim Gadiaga bokk ci mandataires yi mu mel ni nag fii li tax ñu ne particularité la mooy ñoom ñu ñuy xamante ne lu mel ni daawul am pratiquement ci centre bi taux bi nga xamante ne moom la ñu amagum ñi tembe waaye ñu wax leen ni tamit fi nga xamante ne moom moo di ci Parcelles Assainies ci jamono ji ñuy mujjee taataan xibaar yi taux participation bi mi ngi tolloon ci 49%. du ñàkk ne fii ak ñuy àgg ci dépouillement bi dina am évolution par rapport ak taux boobule waaye leneen lu ñu fi nemmeeku rek ci école bi mooy ndaje moom amatu fi maanaam ku voté rek dañ lay daal di vidé nga génn fi nga xamante ne moom moo di école bi ba tax fi mu nekk ni ay benn ñaar nit ñoo ñëw rek ngir mën a amal seen vote ci anam bi mu waree donc li ñuy retenir pour le moment Astou c'est que centre bu unité 11 la ñu nekk avec 5303 inscrits à 14 heures ils étaient à 53% ci li nga xamante ne moom moo di nombre bi waroon a voté mu méngoo ak 2815 votants ñoom amal nañu seen vote ci anam bi mu waree wàllu sécurité gi nag moom ak kaaraange gi ay xatu mel na ni tey gars yi dañu cee xaar seen tànk tubéy parce que bàyyiwuñu lenn mu jàll comme ni ñu koy waxee bàyyiwuñu dara donc loolu la fi woon ci ay xibaar ci kanama tuuti ñu ñëwaat ak yéen le temps ñoo dem ci beneen centre de vote fii la ci Parcelles Assainies comme ni ñu ko waxee mu doon nag gox bu am enjeu ci élection yi de ndax xam ngeen li nga xamante ne moom la englobé ci ay doomu aadama moo am solo lool fi nga xamante ne moom moo di parcelle ci kanam tuuti ñu ñëwaat incha allah.
jërëjëf Thioro Mbar di la jaajëfal yow yaa ñu nekkal Parcelles bu fekkee am na keneen ku nekk ci buumu jokko bi mu daal di egsi baaxee ñu li nga xam ne moom moo tukkee ci xibaaru jongante njiitu réew mi tey jii Sénégal di ci amal fukk ak benn juróomi mbër nag daal di samp seen nënd ngir fas yéene nekk ci boppu réew mi Pape bu ñu déggee Thioro li mu mujjee joxe ci taux mu di 53% defe naa ne waxtu wi li ci des bëreetul waaye du ma ne li ñu bëggoon am nañu ko waaye yaakaar naa ne sori nañu xuus bi c'est le premier défi ci élection bi mooy le taux de participation ndax lu mu gën a am solo rek dina gën a jox légitimité ki nga xam moom mooy ñëw waaye dina gën a jox li nga xamante ni conscience ci attentes yi parce que conscience citoyenne rek mooy permettre nit ki mu xëy bàyyi ay soxlaam am lu mu sacrifier dem pour bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy tànn ñi nga xam ñoo leen jiite effectivement Parcelles Assainies bassin électoral la comme Grand Yoff ni mu ko nekkee comme Kër Massar ni mu ko nekkee am aussi ay figures yu mag yoo xamante ni ay zone la yoo xam ne dafa yëngatu ci wàllu politique. ci wàllu politique yëngatu bu bari ndax nit yi ñoom ñoo ñi ko dëkkee ñoom ñoo xaw a takku macha allah donc loolu tamit tax fu nit ñu bari rek. soxla yi day bari ñoom it ñu am ay soxla yu bari yoo xamante ni ki nga xam dinañ la fal bokk na ci li ñuy wax programme d'action prioritaire nga boole ci zone yi nga xam dafa am concentration yu am solo nga xool fexe nan nga ngay dimbalee nit ñi ba li nga xamante ni mooy les besoins fondamentaux ñu mënu ko am bu baax te dem ak dikk ci la bu lu mu gën a fluide gën a baax wàllu faj ci la boo demee tey Parcelles Assainies hôpital centre de santé Mame Abdou Aziz Sy nga fay fekk boo ko fekkee ñu ci bari dañuy xëy bàyyi ko fa dem Dantec ak feneen donc yooyu war nañ ci góorgóorlu ba nga xamante ni li ñuy soxla dinañ ko mën a fekk fi nga xamante ni foofu la ñu dëkk beneen bi mooy wàllu njàng mi aussi c'est important ñu xool nan la ñuy dimbalee xale yi le plus possible ba ñu gën a mën a jàng mën a gën a faju seen pas-pas googu dafay firnde ne rek ñoom am nañu ay bëgg-bëgg te yittewoo nañu ku leen ko saafara. am nañu espoir bu mag a mag a mag est ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk seen kaddu te loolu dafa am solo trop te Talla Sylla moo ko doon wax ne président de la république bu ébranlé woo rek ñëpp daal di wàcc tali bi bàyyi ko mu dem ndax dañoo jàpp ne day faji soxla ñëpp te ñun kenn ku ci nekk sa soxla bopp ngay dox donc nit ki saa bu xëyee bu demee ngir fekki état rek war na fa fekk état. ba mu mat sëkk war na fa fekk ndawal état ba mu mat fëkk. rawatina ci bërëbu fajukaay ndax yenn saa yi nga dégg ñenn ci docteur yi ne la ñu bëri ci askan wi bu ñuy ñëw ci ñun day fekk boobu jeexal nañu. dañuy ragal dem hôpital njëkkee ci maama nii. et puis te gis nga fondamentalement pour gox-goxaan yi mën a suqaliku l'ambition bi ñu amoon ci acte 3 de la décentralisation mooy une territorialisation des politiques publiques loolu foog mu nekk une réalité foog ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci gox-goxaan yi parce que ñoom ñoo gën a jege ñi nga xam ñoom ñoo fay yeew. maanaam daal mu bañ a nekk une politique au sommet mais à la base. loolu pour ñu dindi ko aussi fokk ñu dindi le cumul des fonctions maire nekk député amul benn sens. ndax doo tal sa gox de. yenn saa yi assemblée moo lay parce que mairie c'est une fonction en temps plein. c'est pas une fonction en temps partiel donc dafay te yenn saa yi li gën a graaw mooy premier adjoint bi du fa nekk deuxième adjoint bi dafa nekk troisième adjoint bi du fa nekk. nga xamante ni boo dëkkee par exemple fu sori nekk Dakar nekk maire am fi ay charge nekk directeur général wala nekk député say parapheur lañ lay indi fi da ngay sori réalité yi donc baax na ñu tànn ca dëkk ba nag ña nga xamante ni buñ la nee maire nga député nga mais bàyyil benn bi démissionne nga jox ko koo xamante ni foofu la nekk nga xam nit ñi saa bu ñu xëyee fëgg buntam fekk ko fa. maanaam daal foofu seen nopp jege gémmiñu askan wi. dañu war a président bi falu dafa war a jël engagement boobu mooy cumul des fonctions dootul am parce que y a suffisamment de Sénégalais capables d'assumer certaines fonctions cumul des fonctions ñu dindi ko beneen bi aussi pour ñu dindi ko pour loolu gën a nekk une réalité parce que territorialisation boobu tant que amul rek. mbir yi du dox fokk ñu dindi aussi le suffrage indirect mooy ci mairie yi baara yógoo yi nga xamante ni dina am ginnaaw bu ñu falee maire ba pare nga xamante ni bu ñu falee conseils yi ñooy tëjuwaat fal maire doo xam kan la ñu war a fal au finish donc nit ñi war nañu am une lisibilité xam kan la ñuy voter te kooku dafay am aajo ci ñoom bu baax am taxawaay bu mag a mag ci ñoom lu jiitu muy bëgg a doon maire su boobaa sax di nga toll foo xam nit ñi ñoo lay tànn ne la yow la ñu bëgg nga nekk suñu maire. maanaam daal kon su ma jàppee ci tënk li nga wax mooy suqaliku gi dafa war a jóge ci suuf jëm ci kaw comme ni ko yenn réew yi comme Chine di ko defee ndax ñoom ci kaw gi la ñuy commencer suqali kaw gi waa kaw googu ci li ñuy suqali ko ci la ñuy jël pour dundal état bi. su boobaa sax état dafay noppalu gouvernement day noppalu parce que am nga ci suuf ay gouvernement local yoo xamante ni tey jii da ngay dugg ci dëkk nga laajte budget bi am bi mairie bi am nga ne ñaata la ci jigéen ñi nekk mënoo dajeeg benn jigéen bu la wax ñaata ci xaalis la ñu am ci budget bi mënoo dajeeg benn ndaw boo xamante dina la ko wax. les personnes âgées am na sañ-sañu xam. c'est au nom du budget participatif c'est un nouveau instrument de gestion mooy le budget participatif mooy que nga wax nit ñi mais encore une fois on a transféré beaucoup de problèmes
et les compétences ne suffisent pas tey jii dem nañ communalisation intégrale mais di nga dem dëkk yoo xamante ni en réalité ba ñu nekkul commune ak bi ñu nekkee commune amul benn changement donc il faut que au-delà d'un édifice boo xamante ni dinañ ko def donc il faut que ñu changer fondamentalement li nga xamante ni moom mooy approche yi dindi suffrage indirect bi dindi li nga xamante ni moom mooy liste nationale mooy raw gàddu beeg yooyu yëpp jëmmal développement participatif boole ci askan ndax nit bu fekkee da nga koy ñawal te jëloo ay mesures tamit la nga koy ñawal du ko jot non en fait effectivement tu as parfaitement raison faut que ñoom ñuy exprimer seen besoin d'abord ñu mën ko tenir en compte mën a liggéey li nga xamante ni moom mooy gox-goxaan yi parce que développement bi foofu la te loolu mooy ñuy dimbali ci li ñu tuddee exode rural loolu moo ñuy dimbali te parce que bu fekkee ne kenn ku ci nekk tey ji bu Kédougou or bi nga xamante ni ñoo ngi ko fay exploiter suñu ko suqalee ba mu gën a suqaliku ba doomu Kédougou dootul am benn raison pour génn foofu je pense que ça c'est important. mais or boobu nga xam ne moom moo fay tukkee milliardaires yeeg millionnaires lay gën a jëriñ que ne askan wa nga xam ne ñoom ñoo ko gën a jege. il faut une redistribution des richesses loolu mooy ñi nga. équitable mooy loolu mooy redistribution yi léegi nag bu fekkee ne da nga bëgg dëppoo trop avec les institutions de Bretton Woods di xaar seen satisfait trop pour ñu féliciter la le plus souvent Afrique gis nañ ne gars yooyu bu ñu la féliciter. dinañ la féliciter ci ay chiffres yoo xamante ni chiffres yu rafet lay nekk waaye ci li nga xamante ni askan bi ñoo ngi koy dund le plus souvent day am benn décalage donc ñoom waruñu nekk les seuls arbitres de ce que les gouvernants font yenn saa yi aussi le ressenti daf ciy am solo te war nañu ko gën a mën a xool ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dundee kii te formation daal ak surtout la santé loolu dafa am solo trop nit ñi foog ñuy te tey jii boo xoolee ñi ñu jiite tey ñu ci bari ci ñoom du ñu fi fajoo c'est la triste réalité du ñu fajoo ci hôpitaux yi seeni doom du ñu jàngee ci école publique bi loolu cela veut dire que dañuy délivrer ñoom ci seen bopp un certificat d'échec à l'éducation ci suñu école publique te l'école publique. te moonte ay ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di faj ay nit ñu xarañ lañu. waaye yenn saa yi jumtukaay bi nga xamante ne moom la ñu war a jëfandikoo du mate. jumtukaay bi et puis xam nga école publique li ma bëgg a wax mooy dafa war a nekk une réalité ndax mooy le lieu par excellence de la démocratie c'est-à-dire que foofu la doomu ki am doomu ki amul di daje te kenn du xam kii mooy kan jongante rek daal di fay nekk une réalité nga xamante ni su boobaa li ñuy tuddee la promesse républicaine dinañ ko mën a jëmmal ba nga xamante ni dinañ xeex ba génération buy ñëw nekkinam gën a jàppandi foofu génération bi nga xamante ni moom moo weesu parce que tey jii bu fekkee ne man maa gën a sonn suma papa wala sama soxna moo gën a sonn sama yaay cela veut dire que problème am na école publique boobu nga wax Pape ndax tey amul lu ci des ndax ñun dañuy wër ci école yi waaye yenn saa yi nga jël yenn xale yoo xamante ni si da ngay xam ne fii tàggat gi am na lu des te moonte école publique ñun dañu ko doon sagoo suñuy waajur dañu ko doon sagoo munoo woon sentir différence entre koo xamante ni si dafa nekk école publique te yenn saa yi sax école privée kersa la gënoon nekk que ne leneen mais tey école publique bi dafa mel ne am na lu bëri loo xamante ni si daf cee des ci ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom ñoo ciy gën a loru lu ëpp. non c'est effectivement c'est ça c'est-à-dire que école publique xeex la war a nekk pour ñu delloo ko fi nga xamante ni comme université rek tey ni ñuy percevoir université tey comme machine boo xamante ni chômage rek lay créer chômeur rek lay créer loolu dafa war a dakk te il faut aussi que l'université link bi mu am ak société bi mu gën koo dollee am parce que ñu bari tey xoolal dañu yóbbu xale yi ba ci niveau boo xamante ni di nga def sa diplôme sa mémoire ak yooyu waaye recherche bi am diplôme bi ngay gën a yittewoo ci am xam-xam bi tey jii sunu anthropologue yi sunu sociologue yi sunu ñooñu nga xamante ni yëpp ci sciences humaines la ñuy def ban rapport la ñu am ak société ak nan la ñuy dimbalee sunu société tey pour mu nekk li nga xamante ni war la nekk moo tax may wax ne. maanaam daal une université de la communauté mu bañ a nekk benn bâtiment élitiste wala benn groupe élitiste bu nekk suñu biir. mais ñu sentir que ne am na link entre université bi ak askan wi. mais c'est fondamental parce que université boobu cordon ombilical bi bu daggee rek njëriñam dañ koy remettre en cause parce que warul sax nekk rek koo xam day former ay nit rek pour ñu mën a liggéey waaye. mën a jàppale askan wi comme société dañ koy penser jamono bu nekk. dañ koy xalaat jamono bu nekk dañ koy dëppalee xoolal tey ji par exemple li ñu dal bett ñu muy réseaux sociaux yi. tey jii ñan ñoo ci waroon a waajal suñu askan tey jii da ngay gis un intellectuel dans un grand pays mais ñu xëy rek weddi ko ñu ne ko lu tax ñu ne parce que gisoo crise bi muy ñëw gisuloo ko woon mais tey ñun ñaata crise la ñu am. mais loolu yëpp dafa cëslaay li mooy tàggatu bi. fondamentalement fa la lépp lajjee dafa mel ne. tàggatu bi foog mu am mais foog ñu nampatal nit ñi pour ñu bëgg seen réew. ça c'est important nga bëgg sa réew bu baax a baax ba mu gënal la lépp
parce que tey ji choix yu bëri moo tax damay wax ne borom xam-xam mësul ñàkk mais des fois défaut bi fi muy nekk mooy bëgg réew bi rapport bi ñu am ak réew tey ji ñaata sénégalais ñoo sacrifié xaalis bu bëri bitim réew ñoo nekk fii mais ñu bari tey jii boo leen waxee ils ont peur de venir parce que da ngay ñëw ba fii nekk ci benn place boo xam tu as le profil de l'emploi nga gis ñu nommé ci wet gi koo xamante ni nomination politique la. mu lay discuter légitimité. saa bu xëyee di la wax ne tu n'es pas légitime parce que bokkoo woon ci ñiy talp na bokkoo woon ci ñu doon sànni xeer bokkoo woon ci ñu doon nangam. donc finalement ministre yeeg ñu ci bari tey jii ba ci président de la république des fois mu subir ay pressions yoo xamante ni ba teg nit. foo xamante ni waru fa nekk alors qu'on a suffisamment de ressources humaines de qualité capable d'assumer certaines missions. jërëjëf Pape Djibril defe naa ne xam-xam baa ngi fi gëstu baa ngi fi réew mi loo fi jeex rek defe naa ne war nga ko fee mën a gis te nag sunuy maam sunuy kilifa bind nañu bàyyi fi tàggatu nañu bàyyi fi lépp lu ñu war a mën a wuti ca biti réew rek bu nu ko gëstoo fi daañu ko gis ndax ñoom Thierno Souleymane Baal bàyyi nañu fi Serigne Touba bàyyi nañu fay bind El Hadj Ibrahima Niass naka noonu defe naa ne bu ñu gasee rek te gas bi warta mën a sori teen bi ndox mi mu ngi ci biir te yaakaar naa ne soriwul Babacar Diouf bisimilah. waaw naka mbir yi soxna Abdou. nuyu naa la Babacar dalal jàmm ci biir télévision Futurs Médias naka waa Bambey. waaw waa Bambey ngi fi rek di voté ndànk-ndànk di ñibbi. ayca foofu taux bi fu mu toll askan wi wuy si nañ. waaw ci fi mu nekk nii nag ba 15 heures on était à 37% au niveau du département fi mu nekk nii ci li nga xamante ni moom moo di commune bi nga xam ne moo di commune Bambey te nga xam ne juróom-ñaari lieu de vote ñoo fi nekk mu ngi nekkoon ci 36% defaatuguñu nag évaluation pour xam nan la tëddee wante daal. fi mu nekk nii ci bureau de vote bi nga xam ne centre lieu de vote bi nga xam ne mooy école Bambey 2 mën nañoo wax ne nit ñi bareetuñ fii kenn boo xam seetul nit ñi dañuy wëw di voter ndànk di dem génn ñibbi mu mel ni daal mbir yi tey na fi mu nekk nii dañ doon xaar kër gi sedd mais li ñu gis daal ndànk lay demee xalaat naa ne nag du gën a yokku nii boo moytuwul 50% yi ndax dinañ fa yegg wala déet dara wóoragu ci wante bu ñu mën a wax rek mooy benn incident gisaguñ ko fi lu doon ñenn ñoo xam ne nii ci wàllu dugal seeni oto ci biir bureau de vote lieu de vote bi lañ leen doon tere ñu mujjoon ko wax préfet bi mu jël ci ay dogal wante daal su mu nekk nii bu dul loolu amaguñ fii benn jafe-jafe boo xam ne ni daal war na mën a dépasser ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkk kaaraange gi fii ci commune bu Bambey wala ci département bu Bambey bi nga xamante ni vote bi daal mu ngi fii déroulé normalement. Babacar. waaw. nemmeeku nañ ci yenn gox yeeg goxaat yi rawatina fii ci biir Dakar Ndiaye Jël Diop ay jafe-jafe ci wàllu carte yeeg ci wàllu bërëb yi nga xam ne moom la ñuy voté nga dem ci bërëb ñu ne la yow wartoo voté fii ndax jafe-jafe yooyu nemmeeku nañ ko foofee ca Bambey. waaw Bambey nag mën nañoo wax ne opposition comme pouvoir ñoom ñëpp maase nañ ne organisation bi macha allah te tamit gis nemmeekooguñu fi koo xam ne ni war na voté ci barab dem gisut turam fi mu nekk nii daal jafe-jafe yooyu ci wàllu organisation matériel wala organisation yi nga xam ne moom mooy ci liste yi ak yooyu amaguñ ci benn jafe-jafe boo xam ne ni nemmeeku nañ ko parce que mandataires yi nga xam ne wala plénipotentiaires yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal coalition yi ñoom ñëpp maase nañ ci loolu daal macha allah li ñu gisagum doy na leen te xam naa nag li defee gum ci ñu war a tëj bureau de vote yi bareetut ba tax na daal mën nañoo njort ne jàmm ak salaam rek moom moo ciy mujj fu mu nekk nii. way politique yi parce que boo xoolee Pape Diouf moom mu ngi doon voté ca école Bambey 4 foofu la defee li nga xamante ne moo di wotam moom bi mu génnee nag yëkkati nay kàddu wane ne bëgg na ci li mu gis bëgg na ci li nga xamante ni moom lañ organiser élection yi di ñaan rek xanaa mu continuer noonu ñoom daal ñoom ñëpp jàmm lañ ñaan ki nga xam ne moo di Soxna Aïda Mbodj nag moom xam nga passem bu yàggul rek moom nee na woon élection yi du ci yàbbi mais nee na mënutoon a ñëw ñàkk voté ci parce que loolu bokkul ak li nga xamante ni mooy décision bi mu jëloon mais moom citoyen la te dafa li mu yor mu di député bi carte yi ñoo ko jox donc mënut mën a bañ ñëw voté mais digalul kenn mu votel kenn moom daal li nga xam ne moom la def moo di daal jël kartam votel boppam génnaat dem këram toog di xaar résultat yi peut-être bu paree dina xam ne muy def. jërëjëf Babacar Diouf di la jaajëfal yow yaay suñu ndaw yi ñu toogale ca Bambey googu la mit askan wa nga xam ne moom moo fay yeewoo di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias Babacar Aïda Mbodj moomee nga tudd sànq mën na noo teewlu ay kàddoom ya nga xam ne moom la yëkkati ginnaaw bi mu wotee ba pare. Le vote est un acte qui est hautement symbolique au-dessus de toute autre considération. Parce que comme vous le savez, les gens s'attendaient de notre part à un boycott, mais nous ne saurions le faire. La participation des femmes par le vote, c'est notre combat. Notre position par rapport à la campagne électorale, c'est une position de principe.
adopté par notre parti. Parce que tout simplement, il y a eu un processus qui a été biaisé et qui a écarté toutes les femmes candidates. Donc ce parrainage-là, il faut qu'on s'en débarrasse, c'est antidémocratique, c'est injuste, c'est inéquitable. Nous remercions les militants de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey qui ont suivi le mot d'ordre du parti et qui se sont abstenus. En ce qui me concerne, je considère l'acte de voter comme une obligation parce que jusqu'à présent, je détiens un mandat électif qui m'a été octroyé par le vote. Donc je n'ai pas le droit de voter. Mais le scrutin apprécié ici à l'école Cheikh Awa Balla en général, je l'avais prédit, j'étais avec la mission d'observation de l'Union européenne, je leur ai toujours dit qu'il n'y aurait rien. Le Sénégal quand même est une démocratie majeure. Le Sénégal a dépassé ce cap où on pense que comme dans les autres pays où c'est une démocratie bananière, on obstrue le vote ou bien on transforme les suffrages des Sénégalais parce que tout simplement il y a de l'insécurité. Le vote. jërëjëf soxna Aïda Mbodj mu nekkoon kàddu yoo xam ne yëkkati na ko foofee ca diwaanam nga xam ne fa la voté mu di Bambey googee la fa tukkee ci xibaar sànq Babacar Diouf baaxee na ko Pape Djibril bu ñu dellu si waatee rek laataa ñuy jéem a jokkoo ak Aminata Goudiaby ñu teewal ca Fatick boo déggee ci kàddu Aïda Mbodj nga dégg ci kàddu tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee les missions d'observation moo xam UA la moo xam Union européenne la moo xam OIF la ñoom ñëpp tout le temps seen kàddu mooy le Sénégal est un exemple de démocratie mu mel ne naam am na ay gàkk-gàkk ci ni ñuy doxalee waaye bu ñu xoolee ci yenn réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër wala ñoom ñoo ñu sori ba tey fii xel mën naa dal ñoom am nañ jot bu rafeti suñu réew. su ma juumul Afrique am na 167 coups d'état te boobu ba tey suñu borom moo ngi ñu ciy musal moo ngi ñu ciy musal yenn saa bu ñu demee ba nekk ci zone parce que nag dañu am ay ressort yoo xamante ni jamono bu nekk dinañ koy utiliser en amont comme en aval wala pendant nga xamante ni dinañu musal ci yu bari yoo xamante ni. am na ci yeneen réew yi donc bokk na ci ni nga xamante ni noonu la sunu askan ni mu façon bokk na ci aussi mbokk gi à tout point de vue mais bokk na ci aussi li nga xamante ni réew mi koo fi jël am na kilifa et je pense que c'est important maintenant la grande responsabilité dafay revenir nag ci kilifa yi parce que bu fekkee ne koo jël rek am na ku muy bàyyi xel su boobaa yow ki lay bàyyi xel war nga koy bàyyi xel bu baax te dafa am sëñ Fallou Mbacké moo ko doon wax mu ne kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp ñi nga yilif saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la donc loolu war nga ko kii donc tey jii. maanaam daal foog nga teewal leen. foog nga assumer responsabilité bi. défi et responsabilité quels sont les défis à relever quelles sont les responsabilités à assumer je pense que ne loolu bu fekkee ne kenn ku ci nekk jouer na rôle am noonu dinañu gën a kii te loolu moo tax Sénégal di génn ci guute yu bari yoo xamante ni à chaque fois. bu ñu demee ba ñu ne ci impasse la ñu nekk rek on arrive gis nañu 23 juin gis nañu yeneen yi gis nañu jamono yu gënoon a métti 70. te wàllu woowu kilifa diine dafa am wàllu wu rëy woo xamante ni si dañ ko ci joué sànq yaa ngi tudd sëñ Fallou maam Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla yokk leeram am na benn kaddu boo xam ne da koy yëkkati saa yu dëkk bi jaxasoo boo déggee kaddu googu day mel ne da lay delloo si te gis nañ ko le 23 juin te jamono ji sax maam Abdou dañ koy war a gën a convoquer surtout fi mu ne nii surtout boo xoolee débat yi nga am parce que wàllu diine wàllu tarixa xam nga sëñ Moustapha Sy dafay faral di wax ne Sénégal dañuy jaawale ki la tooñ ak ki wuteeg sa bëgg-bëgg dañ koy faral di jaawale lu bari culture du débat dafa war a nekk une réalité il faut que nit ñi accepter di toog autour d'une table am ay divergences fondamentales te du sape li nga xamante ni moom mooy l'essentiel qui est le respect mutuel nan la ñuy def ba man ak yow ñu wuute dëgg te du yàq dara ci suma diggante ak yow ci respect bi nga xamante ni war nañ ko joxante. maanaam wute gis-gis taxul ñu noonoo. Donc adversaire politique mën na am mais ñuy retrouver wu tout le temps ci li nga xamante ni bokk nañ ko te mënuñu ko séddoo. te loolu ça va au-delà de nos idéologies ça va au-delà même mën nañu bañ a d'accord sax ci orientation politique. mais nag suñ d'accordul ci orientation politique du ma ñaan li ngay doxal mu yàqu parce que tey une opposition pour man maladroite. mooy opposition boo xamante ni bu sañoon courant du am bu sañoon ndox du am bu sañoon lépp yàqu bu sañoon sax nit ñi gën a dee. waaye loolu askan wi ko yëg. effectivement donc moo tax damay wax ne sunu réew yi on a beaucoup plus besoin de proposants que d'opposants proposant mooy lan mooy ki nga xamante ni astu dénk nañ la jamono bu nekk nan laay xool ba liñ la dénk mu gën a baax gën a ñoŋ nga xamante ni donte aw ma accès ci yow dinaa wéet ak sunu borom sax di ñaan liñ la dénk mu sotti.
yàlla suñu borom def ci tawféex je pense que loolu aussi li nekk ci xol yi aussi tant que amuñu une cohésion te mooy li almaktum duna réew mi dañ ko war a sang ñu ne lan lañ koy sangee ñu ne jikko yu rafet lañ koy sangee je pense que te jikko yu rafet ci li muy commencé mooy bonne foi yéenente jàmm di ko dox di ko wax yéene bi am na wax bi am na waaye jëf ji dafa war a nekk une réalité. kon bokk nañu ko jëfee rafetal xol yi rafetal kaddu gi ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom Aminata Goudiaby bismillah. maa ngi lay nuyu Astou Mbène. ayca borom Fatick dafa mel ne président moom ñëw na ba jàll voté na ba pare ginnaaw ba mu voté xumbeel yaa ngay wéy. vote yaa ngay wéy wala lépp selaw la def. waaw fi mu ne nii nag nit ñaa ngi ñëw mais melul woon ni mu meloon ci suba ndaxte affluence bu mag sëkk lañu nemmeekoon rawatina fi nga daanalee noonu centre bi nga xam ne fa le président de la république voté fa lañ jógee sànq nii waaye nit ñi nag ñi ngi continuer di ñëw di voté si waaye amatul rush daal nit ñi daa mel ni jot nañoo voté gum lu bëri ndaxte moom ci bureau 3 bi nga xam ne fa la voté dernière situation bi nga xam ne autorité administrative yi defal nañu ko nee ñu ci am na 305 personnes yoo xam ne jot nañoo voté ci 581 inscrits yi moo tax ñu ni foofu am na taux de participation près de 53%. loolee nag ne boo jëlee nag xayma ci commune de Fatick yëpp ne ñu fi mu ne nii taux de participation bi mi ngi toll ci 43,45%. loolu nag situation boo xam ne ñu ngi ko defaloon 5 boori 14 heures tey itam ne ñu boo jëlee département bu Fatick yëpp taux de participation bi fi mu ne nii egg na ci 41,84%. arrondissement Fimela boo fa demee 44,65% la Niakhar 39,41%, Ndiop 38,51%, Tataguine 41,34%. loolu nag ay arrondissement yu la yu nekkee ci biir département bu Fatick fi mu ne daal autorité yi nga xam ne ñoom la ñu jot a waxal yépp astu nee ñu fi mu ne nii scrutin bi mi ngi dox normal même bu fekkee ne sax sànq am na ay jafe-jafe yu ñu jotoon a taataan ndaxte ministre bi di Matar Ba di ministre des sports tey itam di maire bu Fatick jotoon na am jafe-jafe ngir gis turam ci liste yi waaye jot nañ ko lijjanti ba mu jot a voté ndaxte vidéo bi mu foogoon biñ ko bindoon dafa dem gisu ko turam waaye daal fexe nañ ko mujjee nañ ko lijjanti ba mu dem voté à part jafe-jafe yooyu dégguñu beneen jafe-jafe ci suba rek xanaa commune bu Ndiop foofoo amoon ay superviseur ak itam ay contrôleur yoo xam ni ñoom ñoo waroon dem siège ji ci ay bureau de vote yu nekkee ci biir ay village yoo xam ne dafa xaw a sori ndaxte jege na Diourbel ñooñu nag la seen oto paanoon ba sax ci àll bi lañ fanaanoon moo tax ñoom yéex nañoo egg fi nga xam ne fa la ñu waroon dem ngir rek siège fa liñ mën a jàpp rek ci biir commune bu Fatick fi mu ne nii centre de vote bi nga xam ne moom moo jiitoo gum école élémentaire Thiagoum Ndiaye la nekkee ci Ndiaye foofu ne nañ taux de participation bi tollu woon na ci 48,39% sànq ci ay boori 14 heures ak Soumbène. jaabi di la jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Fatick tey ànd ak télévision Futur Média ànd ak groupe Futur Média suba ba tey beneen ndaw boo xam ne am na nu yéene ànd ak moom mu di Cheikh Sadbou Fall nag moom moo toogal télévision Futur Média foofule ca Médina ak li ko wër bu nekkee Cheikh Sadbou Fall mu ngi ci bu mu jokko bi ñu ànd ak moom dem ba Médina xool lan moo fa tukkee ndax jongante yi ma ngay jaar yoon ndax askan wa ñu ngay génn wala danoo def ne yeneen i diwaan yi maanaam dellu ci kër ga di xaar kër gi sedd Cheikh Sadbou. waaw Astou Mbène Thioub. ziar naa la bismillah dalal jàmm lu ñu mën a jàpp foofee ca Médina. maa ngi delloo ziar sànq ñëw nañ fii ci école Nago Samb bi nekk ci Gibraltar fi nga xamante ni fa la maire Bamba Fall war a woote donc ci xibaar yi ñu taataan dañu ne moom 15 heures la war a woote. donc fi mu ne nii maanaam nit ñaa ngi ñëw voté ndànk-ndànk am na ay bureau yoo xamante ni sax bëriwul ran fi nga xamante ne mooy école Nago Samb jot nañu itam jaar stade Iba Mar foofu itam maanaam nit ñi xawul ñu bëri loolu ba jot fa interview ki nga xamante ni mooy plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar muy docteur Malick Diop bu ASEPEX moom itam mu ngi ñaan nit ñi ñu gën a dal donc fii daal situation bi nga xamante ni moom la ñu mën a jàngat fii ci Médina mooy diggante école Nago Samb Gibraltar stade Iba Mar ak maanaam centre bi nga xamante ni mooy Mour Diop maanaam situation bi dafa calme nit ñaa ngi voté ndànk toog bëreetuñu noonu ñu gën a bëri maanaam ci sànq ci suba la ñuy voté fi mu ne nii daal rang yi bëreetul te ñi ñaa ngi voté ndànk te amul benn jafe-jafe à part ñi nga xamante ni ñëw nañ parfois du ñu gis seen tur ci liste yi loolu daal mooy jafe-jafe nga xamante ni mën nañu fi jàpp ci centre yi nga xamante ni ñoo nekk Médina Astou Mbène Thioub
jërëjëf Cheikh Sadbou Fall di la jaajëfal bokk nga ci suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo teewal télévision Futurs Médias ci gox yeeg goxaat yi ruq yeeg ruqaat yi lépp loo xamante ni si xibaar dafa tukkee jëm ci jongante yi président yi mu mel ne ak dal lañu nemmeeku Cheikh Sadbou Medina googu la ñuy des mu mel ne am na ay xibaar yu ñuy taataan bàyyi ko ci Bamba Fall bu nekkee taxaw na ñu dem xool kàddu yooyu lan la wundu. mu dellu si waat tuuti xanaa ginnaaw balaa ñuy déglu Bamba Fall rek ñu xuus jàll ci geneenu ku ndaw mu di Barthélémy Diaz mu di kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ginnaaw ba mu génnee ca bureau de vote. Cette carte est une carte réelle et que vous constatez son centre de vote et son bureau de vote. Vous devez rajouter son nom au BIC comme une personne qui viendrait, donc tous les policiers qui sont ici aujourd'hui, on parle devers eux des ordres d'émission. Quand ils viendront voter, ils ne figurent pas sur le fichier. Mais vous allez rajouter leur nom et agrafer au PV leurs ordres d'émission parce que c'est ce que dit la loi électorale. Alors, j'aurais souhaité vraiment vous interpeller. Et si vous pensez qu'à votre niveau, vous pouvez prendre une décision, vous serez responsable. Si vous pensez que vous devez vous concerter avec d'autres personnes, on est à votre disposition. Mais de rejeter des personnes comme ça, franchement, la loi électorale l'interdit. Anna Fatoumata Sosolia, c'est vous. Voilà, votre carte est là. Donc, normalement, on doit vous rajouter ici. La limite de ce tour. Voilà. Mais mon adepte me vote. C'est ce que dit la loi. mu ngoog mu nekkoon Barthélémy Diaz ngeen dégg ko noonu mu am ay jafe-jafe yu amoon ci ay carte d'identité yoo xam ne ay ndaw ñoom ñoo ko yore woon ami jafe-jafe mu mel ne jafe-jafe yooyu nag dafa demoon ci soxna si nga xam ne moom moo fa toogal Sénat ngir dénk ko xoolu nu muy fexee ba indi ci ay saafara ba xale yooyu nga xam ne ñoom ñoo moom carte d'identité yooyu mën a dugg ci biir bureau de vote yi ñoom itamit sànni la kaddu ki ñu bëgg ku nekk ci bu mu jokko bi Habib Faye bismillah Habib mu mel ne Habib exeegul Habib nag sunu ndaw la moom moo ñu féetee foofule ca Podor moom ak Amadou Ba nag ñoom ñoo fa teewal télévision Futurs Médias ngir rek lépp loo xam ne dafa tukkee ci xibaar mu baaxee ñu ko xëy na balaa Habib di teew Habib Faye Habib Faye maa ngi lay nuyu. Habib daa mel ne fi nga nekk xaw naa bëri ngelaw tuuti xanaa nga jéem a wan ginnaaw ngelaw li rek. waaw kay Astou bu baaxee waaw mu ngoog jokko bi gën naa leer Habib lu ñu mën a jàpp foofu la ci Podor askan wi wuy si nanu waaw askan wi mujj nañu wuy si fi nga xamante nit mooy ci diwaanu Podor Astou comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ñoom li ñu gën a taamu rek moo di bu ñu añee ba noppi ñu ñëw gën a mën a wuy si li nga xamante nit mooy dem ci centre de vote yi mën a voté ci anam bi nga xamante nit ñoom bëggee nañu ko ba tax na tamit fii ñi ngi gën a gis askan wi ñi ngi ñëw di temp benn ngir rek ñu gën a mën a matal li nga xam ne moo di seen devoir citoyen waaye sànq tamit la nga xam ne nemmeeku nañ ko moo di xawoon na am yenn manquement yoo xam ne am na fa nga xamante nit moo di ci centre Amat Ba foofee tamit askan wi seen boppamit ñëw nañ waaye boo seetee am na ñoo xam ne mënuñu woon voté ndax la ko waral moo di seen tour nekkul woon ci fichier bi naam itamit seen i carte d'identité yi ñoom xam nañ ne foofee la ñu waroon voté moo di ci biir centre boobu ak tamit ci bureau de vote yi waaye la nga xam ne tamit am na moo di ci biir fichier bi daal ñoom gisuñu fa benn yoon li nga xam ne moo di seen i tur yooyee ba tax na tamit ñoom li ñu doon sàkku rek moo di ñu am benn consensus waxtaan xool ci seen biir moo xam ñoom juróomi candidats yi seen représentants yi nan lañ gën a mën a waxtaane ci seen biir ngir ñooñee ñëpp mën a amal seen vote waaye loolu tamit mujjuta antu ndax tamit yoon gi mayewu leen ngir ñoom seen bopp ñu mën a voté foofee ndax seen tur nekkul fa nga xam ne it moo di ci biir fichier bi astumel ba léegi itam askan wi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaye xam naa it ci kanam tuuti rek dinañ commencé tëj li nga xamante ni te moo di bureau de vote yi astumel. jërëjëf Habib Faye ñu lay jaajëfal yow yaa ñu teewal Podor Habib ñu ngi lay xaar lépp loo xam ne tukkee na fa ci xibaar rek boo ñu ko mën a baaxee moo xam suñu ndaw yi féete Podor Kaolack Malicounda wala boo ko Mbour wala boo ko Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fu fa xibaar tukkee rek mën ngeen daal di egsi fas ñu ko baaxee Pape Djibril ñu dellu si waat tuuti tey la jongante yi ñàkkul fii ak diir bu gàtt dinañ xam kan moo naka nekkaat ci bopp réew mi mu mel ne ak ku mënti toog am na sas wu rëy wu lay xaar. am na sas wu rëy wu lay xaar mooy li ñuy tuddee ndax programme d'action prioritaire lañ koy tuddee wala ndax sa 100 premiers jours yan lan nga ci war a def donc bu fekkee ki nga xam ne moom moo nekk tey jii le candidat
Macky Sall bi nga xam moo nekkoon président de la République moom ci continuité lay fas yéene nekk xëy na li mu tournée bi mu def nii dina tenir en compte beaucoup de revendications qui ont été faites de part et d'autre waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoragul nguur gi di ñëw am na réforme yoo xamante ni surtout du point de vue institutionnel war nañ ci gën a bàyyi xel surtout par rapport à la magistrature par rapport à la séparation des pouvoirs yooyu yëpp war nañ ci gën a bàyyi xel parce que coow li bari na ci autour de ces questions ba nga xamante ni xëy na li ñuy dimbalee ñun askan wi mooy ñu dépasser ko définitivement. waaye Pape dafa mel ne loolu saa su ne ku nekk ci kujje gi balaa ngay toog li ngay wax mooy su ma faloo dinaa def lii ci wàllu justice indépendance boobu waaye day mel ne boo xësee ba toog lépp loo xam ne da nga koy këtoon ci kàddu rek day mel ne da nga koo faay daf la féete ginnaaw. te pourtant lu ñu war a góorgóorlu la ñu nga xamante ni parce que c'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage ci ñi nga xam ñoo nekk ci justice liggéey bu mag a mag la ñuy def chaque jour ñoo ngi rendre justice mais sur les grands dossiers yi nga xamante ni dafay laal état nga xam day bëri lu mu yëngal parce que dina am nit di nga toll foo xam dootoo nekk yow nit kese communauté ngay représenter dina yëngal réew mi yëngal boo xamante day mel ni justice ñoo ngi doog a nekk ci dossier te pourtant chaque jour dossier nii lay toll dans ci tribunaux yëpp ñuy nekk di àtte di rendre justice donc loolu moo tax tey jii ñu war a gën a procureur de la République ñu war ko gën a dooleel mais gën a taqali digganteem ak li nga xamante ni moom mooy ministère de la justice ba nga xamante ni dinañ koy mën a dégg nag sur des questions yoo xamante ni du nekk question yoo xam dafa laal ay gros bonnet xeet yooyu ñu gis ko ci mu génn encore une fois poursuite judiciaire finalité moom la ñu war a questionner tout le temps ban finalité lay am bu dee topp nañ diw ba jàpp ko tëj ko ci kaso bi ban jàngat lañ ci war a am te loolu procureur ginnaaw bu mu toppee comme mooy maître des poursuites ba ñu jàpp nit ba tëj ko ban posture la war a am didactique et pédagogique ba nga xamante nit ñi dinañ ci mën a lan la ñuy jànge ci lii bu fekkee ne la sanction elle est positive topp nañ nit ba gis na jëlut ñu ne kii kat royukaay la gis nañ ne jëlut bu dee topp nañ ko ba jël nañ ko buñ koy daanit ñu daan ko daan boo xam dañ naan plus jamais ça waaye bu fekkee ne les mêmes choses la ñuy continuer di gis dafay xaw a doy waar. donc loolu moo tax daal y a des réformes majeures du point de vue institutionnel yoo xamante ni fokk ñu opérer ko définitivement pour ñu dépasser ko définitivement nga xam yeneen préoccupation la ñuy amati. surtout économique. Pape yaa ngi wax sànq ay réformes majeures ñu ngi tabax ay pont ñu ngi tabax ay tali waaye ndax jotul tamit ñu sóoraale tabax nit. benn borom xam-xam benn tubaab dafa wax ne Afrique dañu nekk di leen nax bu rëy parce que dañu leen wax ne leen vous êtes l'avenir gëmloo leen ko moo tax chaque jour ñu ne non l'avenir 2019 non l'avenir c'est vous donc 2020 l'avenir c'est vous. mais loolu ñun il faut que ñu gëm ko ba pare. exactement mais ñi dañu ko wax mais ñun ñu gëm ko. mais mu ne li nga wax léegi dafa am solo mu ne développement dafa am fu mu war a commencer dafa war a am ay laytaay. te gis nga laytaay boobu bu amul. ak loo mën a tabax ak loo mën a def day poser problème te li ci jiitu ci laytaay yooyu mooy la dignité humaine ñu fonk doomu aadama tey jii da ngay gis yeneen réew yi bu benn nit dee day mel ni àdduna dafa tukki parce que ñun sax yonent bi salaatu wa salaam dafay wax ne boo rey benn nit mel na ni rey nga humanité yëpp donc il faut que ñu dignité humaine ñu jox ko wàllam bàyyi wàññi tooñ bi. maanaam su ma déggee fi ngay waxee. ñu jàpp nit ndax nit kese la waaye du dafa bokk fii wala dafa cosaanoo fii wala mu xeetoo fii. l'être humain point. égale dignité c'est-à-dire que tey jii boo demee ci diine égale dignité la ñëpp ci aadama lañ bàyyi ko aadama ci ndox ak suuf la bàyyi ko boo demee ci droit ci déclaration universelle des droits de l'homme aussi tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit c'est-à-dire que loolu. mais loolu dafa mel ne ci kayit di la yem de ba fi ñu toll. exactement te loolu mais leneen li mu gën a sous-entendre aussi mooy égalité des chances. est-ce que tey jii nit yi am nañ égalité des chances te loolu ci jiite moo tax république Montesquieu moo ko doon wax la république c'est la vertu mais n'est pas vertueux qui veut aussi c'est-à-dire que il faut que ñu gën a bàyyi xel lu bari ci service public accès bi nga xamante ni war nañ ko am ci citoyen bi bu ñëwee ak fu mën di bokk nga am taxawaay boo xamante ni da ngay jàpp ne kii tey mooy sa dernier client entre guillemets parce que les usagers la ñuy wax sa dernier ki nga xamante ni moom nga war a rendre service nga gis ci service boobu benn mission boo xamante ni suñu borom moo la tànn def le privilégié jox la ko waaye nag du privilège responsabilité la. xëy na nit kooku noonu ngay dalal moom moo tax nga toog fa. exactement mais il faut nga xam mais tey jii Astou Mbène Thioub ñaata nit ñooy jooy ci service public ca nañ la koy rendre benn signature nga daw ci 1 mois. te yenn saa yi moom boo demee ci banque yi nga bëgg a jooy ka nga fay fekk day mel ni da laa jéppi boo demee ci restaurant sax yenn saa yi ka nga fay fekk day mel ni da laa jéppi. tant que nee bonjour def affaire alors que ñeneen ñi loolu la ñu rawantee. mooy boo duggee soxla benn service
kooku ni mu koy jaamoo ni mu lay taxawoo ndax jëmmi doomu aadama ji nga nekk fonk la fonkeel boobu aussi dafa des. def te yàlla rek tax. def te yàlla rek tax. jërëjëf Pape Djibril ñu dem ba Louga loo Thierno. waaw Assoumben. daa mel ne dellu si waat nga de lu ñu mën a jàpp foofee ca Louga balaa ñuy déglu soxna Aïssata Tall Sall. waaw li ñuy mën a jàpp mooy éclatement centre de vote bu Ndiang Bambodj dafa maanaam problème yi mu indi dafa répercuté wu ci centre de vote franco arabe bi nga xam ne fa la ñu transféré électeurs yi ci ñu bëri jotuñu faa voté parce que jamono yi nii bi ñu fa génnee léegi nii ñoom ñu ngi toll ci 16,52% ci 3 bureaux de vote yi fa nekk 16,52% moom la ñu jàpp ni. te actuellement taux de participation bi fa la toll centre bi nga xam ne fi leen jëlee transféré leen foofu muy Ndiang Bambodj actuellement amaguñ 40% ñu ngi ci 39,072%. donc boo ko comparé ak centre yi nga xam ne kenn laalu leen fu ci mel ne Artillerie Nord nga xamee ni foofu biñ fay jógee léegi ñoom am nañ plus de 50% bi 16h30 di jot. donc loolu di wane ni situation bi nga xamee ni moom moo am fii ci Ndiang Bambodj nga xamee ni ñëpp a ko déploré parce que ñu bëri yey nañ yàbbi ci wax ni niñ ko waroon a doxalee dese na parce que électeurs yi maanaam informé wuñ leen à temps wala boog am na négligence bu am ñoom ci seen côté ba ñu ci bëri demuñu vérifier est-ce que ñoom déplacé nañ leen war a déplacé wuñ leen. lu ci mën a am mooy li ñu jàpp ni ba fi mu toll nii jamono yi léegi bureau de vote yi léegi 18h jot ca foofu lañ tolloogul ca mooy centre bi nga xamee ni si centre pilote la moo gën a rëy ci Louga ca fi mu toll nii ba léegi amaguñ 40% ñu ngi toll ci 39% loolu jafe-jafe boobu moom moo ko jur ñu bëri nag di ko naqarlu loolu mooy situation bi nga xam ne moom la ñu jàppandi fii ci Louga mais bu dee yeneen centre yi moom foofu rien à signaler. élection yi mi ngi déroulé normal nit ñi voté donc taux de participation bi foofu yaakaar naa ni moom mooy gën li am fi nga xamee ni moom mooy centre Ndiang Bambodj. jërëjëf Thierno Fall di la jaajëfal di jaajëfal suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ñu toogal biir Dakar ci biir réew mi naka noonu biti réew duñu gunge suba ba tey Pape Djibril mu mel ne li ñu cërale woon ci waxtu daal ne farankulaay man ak yow amoon nañu yéen nag waxtaane yeneen ni pàcc waaye nag cosaan ak aada ji moom xam naa dañu koy leb ba beneen yoon bu soobee borom bi nekk loo xamante ni lu am solo la loolu aussi lu ñu war a gën a bàyyi xel la culture la production le patrimoine nan lañ koy valoriser bañu ko jàppee rek nii nga xamante ni noonu lañ ko jàppee xam ne xale li war a jiitu ci moom mooy culture mu am culture bu yaatu ñu tabax ko xam li ñu bëgg ci moom moo tax encore une fois c'est une question essentielle boo xam il faut un consensus waaw donc di remercier li ñu war a waxtaane ci askan yu bëri voilà di remercier téléspectateurs di ñaan suñu borom yeggale amiin li ñu ñaan ko gars yi yeggale processus bi ci jàmm ñu dépouiller si jàmm joxe résultat yi ci jàmm su ëllëgee ñu xam wala balaa 20 heures ñu xam ndax dañuy am un second tour wala ndax tey la wure bi di dem waaw. waxi mag niñ koy waxee noonu waxi mag dem nañ taal noonu la de jërëjëf Pape Djibril di la jaajëfal rafetlu àndandoo beeg yow rafetlu tamit àndandoo ak télévision Futur Média li ñu tërale woon ci waxtu jeex na mu mel ne Fatou Kiné Deme ak Papis Diaw ñoom ñooy dellu si waat fii nii wuutuñu fi liggéey bi nag dafay wéy ñun ñu dem ci ginnaaw waaye jàpp leen ne tey moom ñu nag yéen ñooy yendu ñu nag yéen ñoo nar a des ci ngoon gi waaye tamit guddi gi ñu nag yéen lay nekk lépp loo xam ne tukkee ne ci jongante yi rek daanu leen ko baaxee di leen jaajëfal tamit équipe bi ngeen di gis nii xëy na ñun ñoo toog ci plateau bi waaye li ci ginnaaw moom moo ëpp te defe naa ne coono bi ñoom ñoo ko yenu bokk na ci production bokk na ci rédaction waaye tamit naka noonu bokk na ci équipe digitale waaye tamit logistique ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor xéwlu gi defe naa ne jar nañoo bàyyi xel bu baax mu mel ne li ngeen di gis ci image yi moo nekk noonu télévision Futur Média groupe Futur Média ay xale yi lañu waaye xarañ macha allah yal na leen yàlla sàmm ñu eggale liggéey waaye tamit ñu wëyal jongante bi mu jeex ci jàmm ak salaam ku nekk ñibbi sa kër Sénégal di wéy di dem ci kanam jaa ngeen jëf seen mbégte suñu yitte ci kanam tuuti Fatou Kiné Deme dellu si waat fii ci wate ci usine xorom ci bureau numéro 14 bi ma nappee nag ma ñëw def ndaam def Daaru Marnaan def université pour Daaru Khoudoss Madiana ñëw tey ji Kër Ñang di xool fan la ñu toll ak nan la Touba génnee pour wate
di sant yàlla bu baax mais ku nekk gis na ni Touba génne tey def ndigalal sëriñ bi déclaration bi mu def démb nañu génn def warteefu réew mi la sénégalais la waaye ñu def ko ci jàmm def ko ci yar def ko ci teggin bi ñu xëyee mboolem bureau yi ñu taxaw ak yi ñu àggagul dégg nañ ne nit ñi ngi génn ñëw wate ku ñëw def sa droit sénégalais dem loolu ñu di ci sant yàlla bu baax di am yaakaar bu baax a baax ci ni nga xam ne liggéey bi ñu liggéey dara diire 21 jours ci campagne bi nit mënul def li mu def ba bare te gëmul jëfam ñun gëm nañ ne li ñu def li ñu résultat bi dana génn à 18 heures incha allah Touba tendance bi renversé comme ni ko ñëpp yaakaare. waa sécurité bi am na solo aussi ñu ciy remercier bu baax ministre de l'Intérieur ci taxaw tëddee njaaxaanaay bi mu tëddee njaaxaanaay mais ci force de l'ordre bi mu fi indi effectif bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne donc danañu dex ak xel mu dal parce que nit ku citoyen bu génn xool sécurité bi da nga am xel mu dal ne danaa wote danaa ñibbi ci jàmm loolu aussi li ko waral nag mooy Touba il est à 601 bureaux de vote mais on est à 480 abris provisoires bëriwul ay école yoo xam ne école nag dafa baax ci ab dëkk dafa baax ci am réew parce que mooy infrastructure publique bi nga xam ne bu élection amee danañ ko mën a utiliser pour Sénégalais yi def woote ci jàmm ñibbi Touba nag comme école yi dafa néew ñu am 480 abris provisoires donc boo xam ne nii dañ koy def ci air bi donc loolu moo tax sécurité bi fa la war a ëppi solo mais jàngat na loolu parce que élection yi jàll jox nañu leçon moo tax bu jël matuwaay yi ba sécurité bi. Mais du moment où vous constatez que cette carte est une carte réelle et que vous constatez son centre de vote et son bureau de vote, vous devez rajouter son nom au BIC comme une personne qui viendrait, comme tous les policiers qui sont ici aujourd'hui, on parle de des ordres d'émission. Quand ils viendront voter, ils ne figurent pas sur le fichier. Mais vous allez rajouter leur nom et agrafer au PV leurs ordres d'émission parce que c'est ce que dit la loi électorale. Alors, j'aurais souhaité vraiment vous interpeller. Et si vous pensez qu'à votre niveau, vous pouvez prendre une décision, vous serez responsable. Si vous pensez que vous devez vous concerter avec d'autres personnes, on est à votre disposition. Mais de rejeter des personnes comme ça, franchement, la loi électorale l'interdit. En effet, tout matin, ce soir, c'est vous, votre carte là. Donc, normalement, on doit vous rajouter ici, à l'île des autoroutes. Voilà. On a le vote. C'est ce que dit la loi. c'est kooku waa Sénégal yëpp ñi am fukki at ak juróom-ñett te jotoon bindu ñu ngi ñëw di voter di fal président de la République ma jàpp ne ku ci nekk ci ñun nekk na bokk na ci 6,600,000 nit ñi nga xamante ni ñu ngi ci liste yi ku ci nekk ci ñoom war jàppe boppam président de la République ndax benn baat bi ñu am moom la président bi ñuy fal ngoon di am moom la yeneen ñeent yi nga xam ni faluñu leen itam di am kon kenn ëppalewu ci kenn Sénégal amul xàjj ak seen ci bis bi ñu toll la nga xam ni moom moo ci topp mooy jaratul sàkku leneen jàmm nag moom du doy waaye ba tey ba sànq ba fi ñu toll nii gis naa ni ci li ñuy superviser gum à travers le Sénégal la paix semble prévaloir jàmm mi ngi am nañ ñaan yàlla mu wéy la ca topp mooy ñi nga xam ni mooy juróom yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw di laaj réew mi ku ci nekk ci ñoom jar nañu sukk ci kanamam ndokkeel ko sant ko jaajëfal ko ndax laaj réew nekkul lu yomb ka ñuy fal na sant yàlla ña nga xam ni faluñu leen nan jàpp ne ñoom ak ki ñu fal ñoo bokk dignité ñoo bokk égalité ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk pas-pas ndax ka ca nekk ci ñoom dafa bëggoon laxasaayu yor réew mi waaye gannaaw kenn kese lañ ci soxla suñu borom moo koy tànn yàlla na ñu tànnal ki gën ci réew mi. wax naa leen sànq ni man mi xaw na ma dal gannaaw bët ki démb rek laa jot sama carte ndax fu nekk signalé nañ ma ko fa waaye alhamdulilah ba service du ministère de l'intérieur yi repéré nañ ma ko ba ma dem ma jël ko ci jàmm. am na ñoo xam ni dañuy juum ci bureau de vote yi rang fenn ba war a egsi ñu leen nekkuloo fi ñu gaaw ci kaddu ne seen carte nekku fi fekk bureau de vote bi moom la ñu jaawale ñu ràññee leen dal na Mansour Faye ca Ndar dal na Sidi Kaba ci Tambacounda. kon ñu jàpp ne yooyu ay erreur la yuy am la nga xam ne moo ci topp nag mooy ñi bindu woon te gis ñu seen tur fenn loolu nag moom ñu ngi koy naxarlu bu baax a baax waaye yoon mayatul. waaw yàgg naa fi yàgguma fi ndax suma wareef laay def kontaan rek wax yàlla ñëpp ñu ngi rang ci jàmm
ñaan yàlla ñëpp. voter c'est un impératif maanaam obligation la bu ñu ñëwee fa la ñu jógee ci Dakar Kléber où j'ai voté dama gis ay centaines de personnes dans le calme taxaw ci buntu bureau yi voter dans le respect le plus absolu donc démocratie bi mi ngi avancé ñu ñëw fii fekk daanaka centre yi ñoom ñi ngi añ sax waaye dañ ne ci suba gi dafa feesoon dell parce que atteindre nañ déjà 50% maanaam bu ñu doon laaj téeméer fenn am nañ fa ñoom juróom fukk bureau yi ñuy wax ay 600 personnes en moyenne def nañ 300 wala lu ko jege donc loolu xel mu dal la. affaire bi daal niñ ko yaakaare woon que dana am ay trouble wala ay kii defe naa ne yooyu daal kenn gisu ko les gens sont ñëw nañu dugg nañu voté nañu maa ngi gis nit ñaa ngi ñibbi tout tranquillement amul benn jafe-jafe. dal na daal vraiment et je sais que ni yaakaar naa ni ce que j'ai toujours dit que ni xam naa ni incha allah ñi lay mujj. bon pour le moment man ba bi may dugg gisuma benn anomalie peut-être am na ñaari cas wala ñetti cas xam ñëw nañu jiitu nañ ma dugg nañu mais ils n'ont pas pu voter parce que dañ leen wax ni seen carte mënuñu voter fii te foofu lañ leen waxoon foofu la ñu war a voter. waaw fii lañ daan voter. waaw dañ leen transfert feneen mais ñoom bon loolu laa ci gisant. peuple sénégalais dafa raw ñii politique parce que ay semaine ay weer ci ginnaaw dañ doon wax ni dëkk bi dafay tàkk kenn du fi parrainé ñu parrainé kenn du campagne ñu campagne kenn du voté ñu ñëw tey voté cela veut dire que peuple bi xam nañu ñoom li ñuy def te kenn du leen téléguidé beneen élément bi mooy damay wax ni bisu démocratie dëgg mooy bisu élection bi ñu wax science politique xam nañ ko yeneen bis yëpp bis la rek bu démocratie di noyyi mais bisu tey bi la carte fonctionnaire bi gën a kawe di yam ak carte kuñ d'administration bi kii dawal saret kartam yam ak carte magistrat ba chauffeur bi ngay dawalal yow ak moom yéen a yam carte cela veut dire que tey moom bis la bu ñëpp yam. di am mbégte ak kontaan rek wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi rang ci jàmm ñu ñaan yàlla ñëpp wati si jàmm dellu si jàmm xam ne Sénégal suñu Sénégal la dañu ko sàmmal ba mu yëg ci fii kon ñun tamit nañ ko sàmm ba ëllëg suñuy sët suñu fekk mu gën a rafet baax na jërë ngeen jëf. maaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ñaan jàmm ak salaam di ñaan suñu réew mi yàlla def ci jàmm rek ñu dal te tey te ànd ak jàmm wote ci jàmm ñibbi ci jàmm kii gañe ñu gañe wut ànd ak yàlla képp ko ànd ak yàlla yàlla dimbale rek yàlla nañu ànd ak yàlla Medina déedéet gisuma fi seen jafe-jafe wax yàlla sant yàlla rek dal nañ teey nag am nañ jàmm ñun ñëpp ay mbokk lañ ñu tax ñu ngi toog di waxtaan ci jàmm ak salaam yal na ci jàmm mujj yal na ci njëkk yal na ci mujj ñoo ngi sant ñun ñëpp ay bokk lañ Sénégal ñoo ko moom kenn du fi def dara lu dul jàmm. jàmm ñu ñaan jàmm rek yàlla defal ci jàmm ñu wati ci jàmm ñibbi ci jàmm yàlla déedéet jàmm la ñu ñaan ñun ñëpp ñaanal dëkk bi jàmm réew mi jàmm ñaan ñëpp jàmm ñu watee ko ci jàmm ñibbi ci jàmm benn jafe-jafe am mosoo ñu ci mboolem saata waaw dañoo bokk ci rang bi doom mag toogaay taxawaay bu nekk ñu toog rek waaye du dara di xaar suñu rang ñëw ñu wate ci jàmm ñibbi ci jàmm yéen itam yàlla jàpp leen ngeen liggéey ci jàmm yàlla ubbi leen ngeen di liggéey yal na ko yàlla barkeel. li nga xam ne mooy li am solo mooy que sénégalais yi xëy nañ génn voté ji nit ñëpp a ngi génn suñu antenne yi ci région yi ci département yi yëpp nee nañu nit ñi génn nañ xale yi ñu ngi génn di voté donc dañu gën leen encouragé waat sénégalais yi encouragé la jeunesse qu'ils sortent voter massivement parce que ci loolu moom mooy démocratie lañ ci war a fete fet nag duñ ko def ci xay duñ ko def ci fitna donc bu kenn ne nañu bu kenn répondre benn provocation bu kenn jéem a aussi indi benn provocation na ñëpp voté ci jàmm bu ko defee ñu continuer di fete suñu démocratie fu mu nekk nii nag mooy lu Sidy Lamine Niass doon wax bato ba dem na géej ni ñu doon wanewu nañ ñañ doon wax nañ la ca des yàllaa ko yor yàlla moom mooy jël ki gën ci réew mi mu tànnal ñu ko na yàlla def képp kum ñu tànnal mu fekk mu gën
ci réew mi. Donc encore une fois de plus wootewaat encore les gens à la sérénité et encore une fois de plus dire aux jeunes que nañu continuer di génn di voter ji ndaxte vote massif kese ku nekk ci lañ mën a apporter changement yi nga xam ne bëgg nañ ko ci réew mi. mais liñ fi fekk daal dal na suñu xel ñu ngi ñaan mu continuer noonu di wax réew mi yëpp nañ ànd ak dal réew mi jàmm rek mooy xew di ñaan aussi ku wote na nga dellu sa kër ndànk incha allah di ñaan yàlla candidat yëpp tamit yàlla may leen jàmm ba bañ voté ba pare waaye nag di ñaan suñu candidat bi nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar di président Macky Sall yàlla may ko ndam lu rëy ci réew mi tey balaa 6 heures incha allah. waaw yan kàddu nga yëkkati rek jëmale ko tamit si ndaw yi. waaw ndaw yi li ma leen wax rek mooy li may wax sama bopp mooy ne bu leen kenn oo ci fitna na ñëpp ànd ak dal incha allah jàmm rek ay xew donc ñi ngi profité tamit di oo ñëpp nañ bañ a tayal di xaar añ ak di xaar. mangook ci kàddu yi jàmm yooyu rek ci la ñuy duggee dellu di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu ni ngeen ko seetloo ci suba ba nag ni nag ñuy feggoog yéen di leen dégtal lépp loo xamante ne xibaar la yu tukkee ci wote yi di jaajëfal rek Astou Mbène Thioub waaye tamit di sant Pape Djibril Fall ndax ñoo fi nekkoon rek kon di faram-fàcce xibaar yi tey ji nag ma daal di feggoo ak Papis Diaw maa ngi lay nuyu Papis. maa ngi lay fay Fatou Kiné di nuyu sunu téléspectateurs yi ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñu taamu ànd ak ñun fas yéene nag wéyal ko toute la soirée parce que tey xam nañ ne bés bu am solo la ci Sénégal ak ci histoire. ma ngoog bés bu am solo la ci Sénégal Papis yow ni nga ko waxee ndax fi mu ne nii kat ñu ngi ci suñu fukk ak benneelu élection depuis indépendance ba jamono jii ñuy wax ak yéen mu nekk lu am solo mu nekk loo xamante ne rek kenn ku ci ne war nga ci bay sa waar ndax neenu wareef la wote ni ko nag tubaab bi waxee devoir la kon ku nekk rek war nga jug bisub tey jii def ko nag ci dal ndax boobu ba nëga ni dal la ñuy wote Sénégal ku ne xam na ni jàmm kese moom moo fi war a am ndax gis na ni ci soo ba nëga ni xëy na sax bu amee yenn jafe-jafe yi ñu ciy nemmeeku taxu koo bari ba tax na nag bu ñu sañoon sax li des ci kon bëccëg bi du am benn jafe-jafe askanu Sénégal nag mën a dem wote ji ci jàmm ci salaam delluwaat ci seen i kër mu nekk loo xamante ni nag ci suutura la ñu koy wax ndax bu ñu nee vote tamit secret moo tax ñuy wax Papis Diaw. waaw li nga wax dafa am solo ndax loolu mooy contribuer ci les acquis démocratiques yi nga xamante ni réew daf ko am. xam nga bu ñu demee ba toll fii ci Sénégal dañoo war a sant yàlla ndax xëy na réew mi ci wàllu lim ak ci wàllu superficie xëy na du réew bu jiitu si àdduna bi waaye fa mu taxaw ci wàllu démocratie je crois que am na solo boo xamante ne dañ ko war a sant yàlla moo tax ñuy njortu ne à chaque fois dina am passion comme lu muy faralee di am. ma ngoog dinañ ci dellusiwaat Papis muy lu am solo li nga wax war koo yeggali ñu may wax rek ne Modou Fall mu ngi ci buumu jokkoo bi Modou Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. Modou ndax mën nga nu fàttali rek fi nga féete. waaw mbaaw laa féete ci suba ba léegi. di la fàttali rek comme ni ma ko waxee asu noonu laa la koy waxee. ma ngoog. 47000 votants la moom la ñu jàpp kon ci commune bu Mbaaw mu am centre bi nga xam te nag moo di école 1 mu nekk centre bu ëpp solo moom boolee mook annexe beeg ñoom seen war na toll kon ci fanweeri bureau ak juróom-benn. Fatou Kiné liñ ci nemmeeku. moo di taux de participation bi am na solo lool la ñu chef de centre bi xamal. ndax nee na bi 17h jotee ñu ngi toll ci 68,11% daanaka sax xamal nañu ni 18h moom fu mu jotee mu tëj bunt yi ñu tàmbalee def décompte bi ndax dana gaaw liñ ci nemmeeku nag ni kii bi ñu añee ba noppi ndax ba tëj gi ndaw ñee aye woon góor ñi ñoo ñëwoon kon en masse wote bi ñu añee ba noppi nag ñu nemmeeku ni jigéen ñi ñoom ñoo jël seen wàll ñoo ñëw nekk fii di rang di wote daanaka wot di gaaw lool da ngay dugg génn dem. loolu daal lañ ciy jot a nemmeeku fi nga xam te ne moo di Mbaaw amul nag benn incident jàppal ni daal wot di gaaw na. nit ñi wote nañu ñëw nañu wuy si toll nañ ci 68,11% Fatou Kiné Deme. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Modou Fall féete foofee ca Mbaaw ni mu ko waxee Papis Diaw. mu mel ni kon nit ñaa ngi ñëw di wote waaye balaa ñuy dugg ci ponk boobee yaa ngi doon wax lu am solo waxoon naa ko muy vote secret la doon ko war a def ci jàmm def ko ci salaam ku nekk daal boo defee la
la war rek lay yoon mooy nga dellu sa kër. waaw moom mooy li ma doon wax sànq ñu am interruption loolu moom mooy charte yi. noonu lañ ko tabaxee pour suturaal nit déjà nga am indépendance su tànn parce que loolu lañ si jublu maanaam boo wéetee nga tànn ki la neex te su ëllëgaa dara du la ci fekk moom mooy yow mën nga voter ku la neex te kenn du ko xam. bu fekkee nit xam na ko yow yaa ko wax dañ ko organiser pour renforcer li nga xamante ni moom mooy démocratie pour nit ñi exprimer wu wax kan la ñu bëgg muy nag loo xamante ni culture la aujourd'hui du Sénégal la ñuy jàngal lan mooy vote naka la ñuy voter boo déggee ci plateau yi dans l'histoire bu ñu lay rappeler culture électorale Sénégal daf ko am avant même les indépendances même si suñu ay royaume amoon nañu culture démocratie consultation élire quelqu'un mu jiite benn communauté sur la base d'un choix boo xamante ne majorité bi moom moo koy def muy obéir à des critères donc ñuy évoluer ba ñëw si li nga xamante ni moom mooy valeur wala organisation républicaine xëy na ñu dompatee ko ci nasaraan bi hérité ko ci après les indépendances ak avant les indépendances ak la colonisation yëpp boole ci mais muy loo xamante dafa renforcer lu ñu bokk doolu ci Sénégal nekk dëkk boo xamante ne dafa particulier parce que tey jafe na Fatou Kiné dëkk booy dem ci wàllu présidentiel surtout dëkk yu ndóol yi pas rek en Afrique mais dëkk yu ndóol yi en Asie et un peu partout en Amérique latine et tout jafe na ngay jublu ci wàllu élection te du am ay tension yu métti jafe na nga xëyee élection ba noppi dara amu ci bu ñu jëlee kaaw RDC bi nga xamante ni moom la ñu génn fan yële toog nañu ñaari atu yàlla yoo xamante ni mënuñu organiser élection parce que socialement le peuple n'était pas prêt régime bi n'était pas dans les indépendances requises quand je parle d'indépendance mooy liberté ak am mainmise sur son peuple pour organiser des élections nga dégg opposition bi di wax lu ne di ko kaas fu nekk mais finalement 2 ans après la ñu mujjee organiser bi ñu demee ba jàpp seen date pour organiser élections yi dafa am ay incidents encore déjà dañu njëkk suspendre benn zone complètement parce que zone boobu parewul pour ñu def vote bi la preuve bi ñu voté sax ñooñu voté wuñu ils ont voté après et que scrutin bi si biir ville bi moo am benn incendie boo xamante ni matériellement mënutuñ ko woon def. ma nga teel sa loxo foofu lu am solo la li ngay wax noonu ñu may wax également que ni Cheikh Diop mi ngi ci buumu jokkoo bi Cheikh Diop nag mooy ndaw la ñu yabal ca Matam googu nga xamante ne lu ëpp juróomi téeméeri kon junni ci inscrit la ñu fa wàññi lu toll ci junni ak maanaam fukk ak ñeent ci bureau de vote Cheikh Diop ca diwaanu Matam maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh Diop. maa ngi lay fay fàttali xanaa rek li ngay wax dañ ciy toppal rek centre de vote yi nga xam ne ñoom ñoo am fii ci région bu Matam ñu toll ci 262 centres de vote au total ak itam lu tolloog 601 bureau de vote fii ci diwaan bu Matam xam nga ne fàttali depuis sànq ñu ngi topp li nga xam ne moom moo di xibaar yi lépp lu soxal wàllu wot yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu ngi koy amal normalement maanaam ni mu waree ñu ngi koy defee noonu donc nag ci suba am na influence boo xamante ni nemmeeku woon nañ ko fi waaye taxu ko woon a demee noonu ndax lu nu mel peut-être tàngaay bi nga xam ne am na fii ci diwaan bu Matam amaana moom moo ko waral jamono yi nag daal nañuy rek reprendre at li nga xam ne moom moo di wot yi askan wi ñu ngi koy amal ci jàmm ak salaam. mbaa ñu ngi Cheikh. mbaa askan wi génn nañu bu baax wote niñ koy xaaree ci ñoom. askan wi génn nañu wote bu baax a baax fii ci diwaan bu Matam waaye tam bépp matuwaay boo xamante ni autorités yi war nañ ko cee mën a jël daal nañ ko ci jël ba mu mat lu ci mel ni gouverneur ba ci préfet bi ñu egsee ak léegi nag daal nañuy rek indi ay way takk der yoo xamante ni seen ak lim jéggi na dayoo ngir askan wi ku ci rek dem ci centre bi nga xam ne moom nga wotee ginnaaw boo wotee ba pare dañ lay ñaan nga génn ngir rek ñu bañ fee nemmeeku fàttali ne benn incident. na Cheikh Diop doguma la ci wàllu kaarange gi également ndax mën nañu wax ni mat na sëkk ndax bu ñu xoolee foofee ca Matam mën nañ jàpp ni zone convoitée la. waaw Matam fii nag moom laa la doon expliquer Fatou ne lépp lu soxal wàllu karange donc da ngay dem ci benn centre de vote fu ci nekk foo sànni si ay gët da ngay gis ay way takk der ñu taxaw bañ nañ ko sax ba bu askan wi wootee ba pare dañ lay ñaan ci ndekk ak teraanga ngir rek nga génn balaa par exemple xam nga askan wi dañ tàmm bu rek kii wote ñu taxaw di waxtaan ak yu ni mel
yooyu mën na indi ay jafe-jafe yoo xamante ni day indi loraange loolee tax ku fi voté ku nekk rek dañ lay ñaan nga génnaat paisiblement en toute tranquillité donc rek nga daal di ñibbiwaat sa kër jamono yi may waxe ak yow Fatou Kiné xam nga ne 17h daal dinay jot li nga xam ne moom moo di taux de participation bu région bu Matam ndax ku nekk xam na ne Matam dañ ko rek subdiviser ak ñetti département bi ci njëkk di département bu Kanel jamono yi nag taux de participation bi mu ngi toll ci 62%. Département bu Matam jamono yi ñu ngi am 59,87%. waaye itam département bu Ranérou taux de participation bi nag jamono yi mu ngi toll ci 63,18%. Fatou Kiné bu fekkee amoo beneen laaj. Magog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop ñu bàyyi la rek nga gën ñu toppal kon xibaar yooyu ñeel wote yi ca diwaanu Matam wax nga ko léegi taux de participation bi nag gis nañu ni ma ngay yéeg naam waaye nag xëy na ca kanam tuuti daañu gën a xam rek fa wànnent di mujjee ki gëtam ndax xëy na taux de participation bi liñ ci xaar ren daañu ko am bu ñu ko rek méngalee ak atum 2012 Papis Diaw ñu doon wax ba tey ci wàllu wote yi ci Sénégal waaye tamit royuwaay ci yeneen réew yi. royuwaay ñu ngi tolloon ci kaw RDC doon rappeler ne il aura fallu 2 ans pour ñu mën a aboutir à des élections ni mu mujjee xam nañ ko muy première alternance. depuis oui. waaw Mangok ñu may wax ni kon càkkaan Papis yaa ngi wax lu am solo ba tey ñu di ko rek dagg waaye nag xibaar bi moo ko laaj càkkaan moom ma nga féete ca rajo Futur Média bu fekkente ne rek kon Yemanda ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndax moom tamit Papis lépp loo xamante ni nii wàlluk natt la maanaam xayma moom moo ñu ci gën a gindi ndax xëy na xam màcc na Mangok ci wàllu woowee statistique Mangok tubaab di ko woowee noonu bu fekkente ne yemb na ma nga ca boori rajo Futur Média ñu koy nuyu bu baax a baax. waaw monsieur Thiakane waaw en direct yaa ngi ci télé bi kon maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Mangok ndax bu fekkee mi ñuy dégg rek wax naa ko léegi mu féete foo xamante ne fu am solo la ci wàllu natt la ci wàllu xayma la tubaab di ko naan statisticien buñ ko mënee tuddee noonu ñu bëggoon xam rek Thiakane tey ji maanaam sa méthodologie buñ ko mënee tënk rek yoon wi nga xamante ni ci ngeen di aw ngir mën di natt mën di xayma ndax mën nga ñu ko rek faram-fàcceel ci tënk. waaw xam nga tey bu ñu bëggoon xaar ba résultat wu bureau de vote yi yëpp génn xam nga loolu moom fii ba ñaari fan ñetti fan sax duñ ko mën a am donc dañoo am liggéey boo xam ne moom la ñuy def ci statistique moo di lu ñuy woowee échantillonnage boo amee 1000 bureaux au lieu ngay xaar 1000 bureaux yi yëpp am na noo choisir sa bureau ba boo si amee sax téeméer nga mun a am résultat boo xam ne dina jege trop résultat bu ñuy xaar fin de soirée ñun lu ñu def nag c'est que résultat yooyu jëluñu leen comme ça par hasard dañu xool Sénégal yëpp élection yu passé élection présidentielle ak élection législative yan ñooy lieu de vote yu nga xam ne seen résultat bu élection yi jeexee moo gënoon jege moo gënoon niroo ak résultat national bi ñu ne résultat yooyu ñu nekk si lieu de vote yooyu bu ñu leen xoolee seen présentation dafa niroo ak présentation wu Sénégal yëpp loolu moo tax seen résultat yi niroo ak résultat wu Sénégal ñu ne kon nag ñooñu bu ñu leen jëlee di commencer suñu liggéey par lieu de vote yooyu mun na am ba résultat bu ñuy am si lieu de vote yooyu rek mun a représenter résultat wu Sénégal yëpp donc ñu ciblé près de 1000 bureaux de vote 1000 lieux de vote plutôt 1000 lieux de vote yooyu rapidement seen résultat bu ñëwee rek ñu am benn tendance boo xam ne wóor nañu ne même bu élection bi continuer même bu résultat yi continuer différence bi du bëri entre résultat ñuy am ci bureau de vote témoin yooyu ak résultat national. ndax sori ngeen ci liggéey bi également ni nga ko waxee rek seen liggéey jëm ci natt ak yooyu ndax fi mu ne nii yéen a ngi sori ci liggéey bi. alors fu mu ne nii xam ngeen ne résultat yi commencé gu ñu daanu peut-être Chine moo daanoo gum ak waa foog naa Chine rek moo daanu France aussi voilà Afrique du Sud donc résultat yooyu doyuñu pour ñu mun a def benn estimation dugal nañ leen suñu système actuellement mais mënuñu si wax dara parce que xam nañ ne représenté wul Sénégal boo ko waxee tamit da ngay tooñ rek mais xam nga ne ce n'est pas représentatif loolu le statisticien di ne est-ce que c'est représentatif résultat yooyu c'est pas encore représentatif par contre suñu dispositif yëpp taxaw na maanaam logiciel bi defal nañ ko ba pare opératrices yi formé nañ leen
amoon na temps sax ñu bëggoon résultats yi ñu envoyé leen directement ci internet mais xam nga daa amoon ay supputation yu fi nekkoon ba finalement ñu chargé stratégie donc résultats yi au fur et à mesure bu ñu leen jotee rek ñu dugal leen ci système bi logiciel bi calculer immédiatement ba xam lan mooy évolution yi ñu mun leen jox le plus rapidement possible les grosses tendances si suñu yaakaar daal fii ba 20 heures war nañu mën a génne une première tendance. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Thiakane féete foofee ca rajo Futur Média xëy na du ñàkk mi ngi ci liggéey bi Papis Diaw bu fekkente ne rek gën na cee sori ndax ñi ngi fii ba 18h ak lu toftal xëy na du ñàkk fii ak 18h ak lu toftal dina gën a sori ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def muy lu am solo Papis Diaw ñu toll woon ci modèle RDC. waaw modèle RDC pour illustrer écart bi nga xamante ni Sénégal am na ko ci pays yu pauvres yi. ñi nga xamante ni maanaam seen loxo jotu seen ginnaaw maanaam dañoo ndóol ñooñu loolu la ñuy dund très souvent ñu gis nu muy demee Sénégal nag bokk tey jii si ñu ñuy dañ koy répéter chaque fois parce que c'est un bond extrêmement important pour l'histoire de l'Afrique et certainement pour le futur tey jii ñenn ñoo xaw a roy Sénégal tolloog moom xëy na ay Bénin la ak ay Ghana ñoom ñoo gën a récent ñoom ñoo jël exemple sénégalais et xam nga da ngay am parfois fierté parce que il arrive que nga génn Sénégal en ne bougeant pas du Sénégal c'est-à-dire ngay xool des émissions sur les télévisions des débats qui portent sur la politique sénégalaise sur le modèle sénégalais mais par exemple bi ñuy jubloo ci élection yi mais ça fait l'objet de beaucoup de débats sur ay chaînes de télévision internationales ñuy wax kaawu Sénégal am ñu doon poser ay questions est-ce que duñu dem vers un recul parce que Sénégal dafa amoon benn avance c'était lié à l'histoire de la situation Karim Wade ñi wax lañ ko exilé bon Khalifa Sall dans les liens de la détention ñu jàpp ko kaso gars yi ñu ne ñu posé débat bi loolu dafay wone ne Sénégal dañ koy suivre ci wàllu modèle démocratique ci wàllu démocratie et surtout ci wàllu alternance apaisée donc loolu bu ñu ko amee dañuy tranquille donc man à chaque fois je suis dans un optimisme béat à la limite parce que damay faral di wax ne dina am ay tension parce que Sénégal dëkk bu mag la ci wàllu xel ñi fi nekk ay kàngam lañu dañu bëri macha allah ñu xarañ ci li ñuy def donc il faut que à côté de cela moom benn passion xëccoo nag bu amee dafay tàng c'est normal ku nekk ñi dënn la ñuy xeexee ñi bët la ñuy xeexee ñi làmmiñ ku nekk ak sa façon de lutte mais au finish boo seetloo bu baax day apaisé wu en témoigne entamu campagne bi ñu tàmbali elle était partie pour être un peu macabre mais boo amaatee recul nga xoolaat fenn la ñuy mën a wax meurtre ou pas li ci des benn bi homicide involontaire la les autres cas c'est des accidents. est-ce que foofu du ñu wax ni wax nga ko muy lu am solo ne ndaw ñi lañ gën a war a tàggataat ci wàllu woowu parce que bu ñu xoolee tamit bu ñu nee élection bu njëkk ba wax nga ko ndax ci jamonoy indépendance ba léegi dañ doon seetlu sax ci jamonoy wote mag ñi lu ci ëpp ñoo daan dem ci bureau de vote yi di vote tuju ànd ak coow waaye li ñu seetlu mooy jeunesse bi dafa mel ni dafa am benn fugg bu ci am waaye tamit dafa am benn maanaam ñàkk contrôle bi ci am également mu mel ni tey jii war nañu gën a yeewu ñoom tamit ci wàllu vote ñu xam ni vote itam dafa am maanaam foo war a jaar ak yooyu am yoo war a moytu ndax bu xeex jotee du caagante da ngaa war a génn ci mbedd mi xeex mais xëy na am na beneen anam boo mën a xeexee bu dul rek di yuuxu mbaa boog sax léeg-léeg ñuy def naka su dul noonu ba bakkan di ca rot. waaw mais dafa am dara loo xamante ni dafa tacite dafa subtil te xëy na am na ñu bëri bàyyiwuñu ci xel gis nga ndaw yu yowoon ak ndaw tey dafa xaw a wute fan nga koy xayma nattee mooy ci niveau d'instruction bi am na ay jamono xëy na njàngu ndaw yi demeewul woon noonu mais léegi fàttali ne xale booy gis amul au moins base éducative parce que amul da nga naan sorewul xëy na mais am na base bi donc dafa am benn intelligence ak benn ouverture compréhension ni àdduna bi di doxee ñu xam seen gëdd xam am na benn jour maa ngi lire benn document quelqu'un di expliquer ne dañoo dem ba sénégalais ils sont devenus spécialistes du droit parce que tellement que sur les plateaux de télé et radio on explique le droit toujours les gens comprennent et apprennent très vite. du ñàkk Pape ñu yeggali loolu am na beneen ndaw boo xamante ni mi ngi ci buumu jokko bi moom it daal ñu toogal rek foofee ca Tataguine ma koy nuyu bu baax bu dee Modou Mbaye la Modou Mbaye. Ibou Diouf la. ah Ibou Diouf moo ñu kon nekkal foofee ca Tataguine Ibou Diouf maa ngi lay nuyu. ndax foofu sax la professeur Sall woote d'ailleurs nuyu également téléspectateurs yi ñuy seetaan jamono ji.
fi nga xamante ne rek mooy quartier général bu PUR jotuñu ànd nag ak ki nga xamante ne mooy leader bi mais ñu ngi njort na yegg si na Ndakaaru li ñu mën a jàpp rek mooy fii nag bi ñu ñëwee dañu leen di assister li nga xamante ne benn dispositif de réception la di veille et de collecte bi nga xam ne jamono ji résultat yi ñuy jot di dajale nag mooy ñu jot a jëlee. Ibou ndax mën ngaa yëkkati baat bi tuuti Ibou ndax ñu gën a am xibaar yu leer ci loolu ngay joxe. waaw ma ne jamono ji ñuy wax ak yéen nag dispositif de veille et de collecte bi ma lay wax nii. maanaam dañuy saytu rek lépp lu aju ci wàllu voies yi nga xamante ne seen partie PUR am na ko mais jamono ji nag yi bàyyi ko biti réew la ñu am ñu ngi koy dajale nii. beneen xibaar bi bu ñu leen mën a baaxee rek mooy fële noonu te Tataguine am nañu lu toll ci 59% taux de participation. loolee nag sous-préfet Ngor Ngom moo ñu ko waxoon nee na nag jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka amatul électeur bu fa nekk lu jorte na rek fii balaa juróom-benni waxtu rek dinañ tàmbali li nga xamante ne mooy dépouillement bu ko defee ñu mën a baaxee askan wi li nga xamante ne moo fa bàyyeekoo ci ay résultats waaye fii nga xam ne rek mooy quartier général PUR moom li fi gën a fës mooy ñu ngi xaarandi leader bi yegg si ñu bëri ay militants yoo xam ne ñoom ngi si déjà mais ñi gën a sauf daal ñu gis seen taxawaay mooy ñi nga xam ne ay informaticiens lañ nekk ci wàllu collecte yi mais ni ma ko waxee léegi rek xibaar yi ñu jotagum mooy ñu bàyyeekoo biti réew loolu nag ñu ngi koy traité njortul fii ak ay simili yu yees dinañ ko dajale rek bu ko defee ma mën ko baaxee itam ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi ñuy teewlu jamono ji Fatou Kiné. jërëjëf Ibou Diouf nekk foofee ca Tataguine foofee nag fa la professeur Issa Sall wote bu PUR taux de participation bi wax na ko dinañ ci àddu rek ci kanam tuuti du ñàkk papis muy 59% maanaam téeméer boo jël mi ngi tollagum rek ci juróom fukk ak juróom-ñeent yaa ngi ko doon wax itam muy ndaw ñi nga xamante ni lu njëkkoon maanaam amatul waaw li woon dafa woon ni waaw léegi dafa dëkk bi moo àdduna bi moo taxawee noonu xale yi gën a am instruction gën a am njàng gën a xam seen gëdd gën a comprendre les enjeux du monde donc gën a am sañ-sañ xam li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom la ñuy warloo ak seen gouvernement ak seen i ay gouvernement seen gouvernant ak seen ay institution loolu dafa dépassé sax xëy na da nga ko jël la nga jël kaawu Sénégal mais dafa am benn phénomène mondial bu commencé di am ba ci sax dans les pays développés xam nga boo demee en France actuellement nga xool li fa xew di les gilets jaunes xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni dafa spontané lu bees la. loo xamante ne Bakary Konté mi ngi ci bu mu jokko bi doguma la papis Bakary Konté. waaw Fatou ne. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay. nga toogal télévision Futur Média ca diwaanu Sédhiou foofu di diwaan bu am solo ci wàllu wote yi lan la ñu mën a jàpp ci jamono ji nga dikk ak ñun tamit ci tënk ci taux de participation ba foofee ndax it amul lenn lu ñu fa nemmeeku loo xamante ne dëppwul ak yoon. waaw fu mu nekk nii amul lenn loo xamante ne nekk na lu inquiétante ndaxte le représentant yëpp nekk fii mooy mandataires yi ñëpp ñu ngi rafetlu vote yi ni ñu koy amalee ci yoon ñu ne amul benn rëkk-rëkk à part quelques incidents yi amoon si suba te ñu mujjee ko réglé à part loolu amul benn incident boo xamante ne am na fii ci région bi vote bi ñu ngi koy amal ci jàmm mais taux de participation bi si 13h xam nga ñu ngi doon wax ni dafa faible loon ndaxte 39% la woon wante ci 17h jokkoo nañu ak SEDA bu Bounkiling SEDA bu Goudomp SEDA bu Sédhiou préfecture bu Sédhiou Bounkiling ak suñu yeneen sources yëpp yoo xamante ñu ngi sur le terrain ñoom ñëpp taux de participation actuellement ci lu ñu mën a jàpp ci département bu Bounkiling ñu ngi fi 57,02% 57,02% ci département bu Bounkiling ci département bu Goudomp actuellement à 17h ñu ngi ci 60,10%. département bu Goudomp ñu ngi ci 60,10% à 17h ci département bu Sédhiou à 17h ñu ngi ci 55,71%. Sédhiou département 55,71%. commune bu Sédhiou nag moom mu ngi am 58,62% à 17h donc loolu la ñu mën a jàpp ci taux de participation yoo xam ne am nañ ko à 17h ak administration bi yëpp ñu ngi lëkkaloo ak ñoom di liggéey gouverneur ak ñëpp ñu ngi jàppale ñi mën a am taux de participation yi donc moom la ñu mën a
jàpp pour l'instant fii ci Sédhiou fas ci ne nañu wax ni fu mu nekk nii mun nañ ne dans quelques instants sax am na bureau yoo xamante ne peut-être dinañ commencer déploiement bi parce que gisatuñu électeurs yi ñëwatuñu ci centre bu ma nekk ni centre témoin centre bu mag la di Chérif Younouss Aïdara foofu lañ nekk nii mais gis nañu def nañu tour centre yëpp wante fu mu nekk nii électeurs yi dafa mel ni ñu war a bëgg a ñëw voté ñu bëri voté nañu ñu ngi xaar 18 heures jot ñuy tëj bureau yi pour ñu mën a compter carte yi. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Bakary Konté ca diwaanu Sédhiou ak taux de participation boobu département bu nekk joxe na ko daanaka téeméer boo jël ëpp na juróom fukk bu ñu ko doy xool kon ci diwaanu Sédhiou bépp mënees naa wax ni téeméer boo jël ëpp na juróom fukk moom it foofu ci taux de participation bi xam naa léegi te ñu tëj seen i buntu ndax ñu ngi koy wax électeurs yi daanaka gisatuñu leen lu bare bari Papis yow ñu yeggale li nga xamante ni ñu ngi ko doon wax léegi muy lu am solo ci élection bu Sénégal ak fi mu toll léegi. waaw da nga doon wax ne jeunes yi il faut que ñu leen di gën a encadrer may wax ne nag dafa am benn phénomène bu bees maanaam dañu gën a ubbi seen bët gën a am indépendance gën a gëm seen bopp gën a xam seen ay wareef ak seen i li nga xamante ni moom mooy seen devoir également c'est vrai que dafa am ay dérives très souvent moom ay passion parce que trop plein d'énergie bi parce que on est jeune et tout engagement bi xëy na du day wute ak koo xamante ne il est soixantenaire wala dara mais ma ne dafa nekk loo xamante ne c'est mondial parce que de plus en plus politiciens yi xam nga très souvent dans tous les pays dañuy constater ne dafa am benn échec dañoo échoué dans tous les cas boo xoolee c'est les gens qui ne viennent pas de la famille classique politique boo seetlee ñooy gérer actuellement les centres les plus importants du monde wala boog ñu ci gën a bokk boo demee en France c'est Macron ñetti at la ñu xam la génn on ne le connaissait même pas Donald Trump c'est pas un politicien classique donc de plus en plus nit ñi ñoo xaw a comprendre que ne très souvent dafa am ay contradictions entre les promesses et l'exercice du pouvoir moo andi indirectement ce qui se passe aujourd'hui en France gilets jaunes yooyu ngay dégg du loo xamante ne lu ñu prévoir la c'est un phénomène boo xam dafa jékki-jékki rek ne pëpp ci kaw France parce que c'était une souffrance bu yàgg bu ñu doon dund bàyyi politique yi di dem ku ñu am loo proposé bi ñu defee la rupture proposer un jeune président boo xamante ne xëy na amoon na virginité xale la mu ngi doog a ñëw il n'est pas très du politicien classique bi ñu demee au bout de quelques mois les Français ont constaté li ñu constaté mooy kii dafa arrogant man dafa ñàkk teggin amul respect si ñun dafa xaw a dëgër après ñu ne mais ñun yaakaar bi ñu amoon pour rompre bàyyi ak politiciens yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon andi lu bees ñu am lii ñun nañ jógal suñu bopp moom mooy alors je continue wala ma ngoog ñu jël tuuti Gagne Siri ndax moom it defe naa ne ma nga féete ca waa société civile Gagne Siri maa ngi lay nuyu Gagne Siri dafa mel ni nekkatul ci buumu jokkoo bi bu dee sotti na rek ñu xamal ma ko fa fee ca régie Gagne Siri ma ngoog Gagne Siri dafa mel ne nag xaw naa dem tuuti xëy na du ñàkk mu jéem a duggaat moom moo nekk rek ca waa société civile fa la féetee ndax ñoom it ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllug wote yi ndax xibaar yu baree bari xam nga dañ ciy jotee mu jaadu nag ñoom it ñu faram-fàcce ko rek seq bokk ko ak askan wi Papis ñu doon wax ba tey ci phénomène bi nga xam phénomène boobu jeunes yooyu dafa bëri ay dafa bëri nu muy traduire dans les pays et dans les contextes et dans les situations mooy xarañ boobu ak fugu boobu ngay wax bu jeunes yi ñu constaté ko mais il revendique davantage le droit il revendique davantage li nga xamante ne moom mooy seen yelleef ak seen ak moom moo andi kon parce que damay préférer jël ay exemples yu concrets yuy prolonger les exemples que nous avons vécu wala amuñu ci expérience bu yàgg. ñu jéem a lambaat rek Gagne Siri bu dee mu ngi ci buumu jokkoo bi Gagne Siri dafa mel ni kon Gagne Siri nekkul ci buumu jokkoo bi bu fekkee mën nañoo làmb rek beneen correspondant foofu ma ngoog Fatima Touré ma nga ca Grand Dakar Fatimata Touré maa ngi lay nuyu Fatima. oui Astou. Astou waaw Fatou Kiné maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ah Fatou Kiné maa ngi lay fay bu baax Fatou. benn la léegi yaa ngi ca Grand Dakar. ñu toll fan fi mu ne nii ci wote yi ndax ñu bari ñu ngi wote. waaye fi mu ne ñi ngi joxe taux de participation baak yooyu ndax nit ñaa ngay wéy di ñëw ba tey wala gis nga ni wàññeeku nañu. waaw fii ci centre Issa Kane moo sax mooy centre bi nga xam ni moo gën a rëy fii ci Grand Dakar parce que le bureau de vote moom tey ji tendance yi daal ci bureau numéro 1 ci 587 inscrits lañ am instant bi nee nañu fi ñu toll ci jamono ji nga xam ni teg nañu bureau yi 400 inscrits la ñu dem ci bureau numéro 2 ñoom boobu joxe wuñu votant bi numéro 3
592 ne leen 358 ñoo jot a voté bureau numéro 4 594 inscrits lañ amoon 383 jot nañoo voté ñu dem ci bureau numéro 6 596 inscrits mais 320 rek ñoo voté ñu dem ci bureau numéro 7 591 ñoom ñoo inscrits woon 358 ñoo jot a voté bureau numéro 8 589 ñoom ñoo inscrits woon 369 ñoom ñoo jot a voté loolu daal moo la tendance yi nga xam ni jot nañ ko ci bureau yi ñu def tour loolu lañu jot a am pour le moment ñu xoolaat yeneen bureau yi ak yeneen centre yi tamit. jërëjëf Fatima Touré ñu bàyyi la rek kon nga wëyal liggéey bi bu baax ma ngoog ñu yegg ba fële ca Parcelles Assainies tamit ñu ma koy xamal foofee tamit beneen ndaw mi ngi ñu teewal foofee nekkal fa télévision Futurs Médias ndax mën nañoo xam rek kan moo ñu teewal ma ngoog Thioro Mbar Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Fatou Kiné. nga féete foofee ca Parcelles Assainies noo gisee voté ba foofu ndax am na bureau yu tàmbalee tëj seen i buntu wala ba nëga ni nit ñaa ngay ñëw. waa kay Fatou Kiné maa ngi lay jaajëfal bu baax fi mu toll nag ñu ngi ci beneen centre boo xamante ni bokk na ci ñaar wala ñetti centre yi gën a mag ci Parcelles Assainies moo di fii de ci unité 14 fii nag centre bi am na lu